dal leen ak jàmm ci seen jotaayu koom-koom ak yokkute bu mucc ayib. EcoDev est votre émission qui vous parle d'économie, de croissance dans le respect de l'environnement, de la nature, sans compromettre l'avenir des générations futures. EcoDev di seen jotaay bi waxtaanee koom-koom mu jur yokkute ci anam yu sell sàmmonteeg suñu nekkin te am mucc. Vous êtes une multinationale, la grande entreprise nationale, la PME-PMI, acteur du développement ou simple consommateur, vous avez votre place dans EcoDev, la tribune du bien produire, bien consommer pour bien vivre. ngeen di këru liggéeyukaay yu mag yi cosaano bitim réew wala ngeen di entreprise bu mag ci réew mi moo xam ngeen yor seen entreprise bu bopp wala ngeen di góorgóorlu wala ba tey rek ngeen di yittewoo wala jëfandikoo lépp lu meññee ci réew mi jotaayu EcoDev yéen la fi nekkal. EcoDev aljuma bu jot lay doon 17h10 jàpp 18h ak Abdoulaye Cissé ci rajo Futur Média. Président de la République fësal yitteem ci taxawu artisanat ak formaliser secteur informel mu jaarale ko ci taxawal ministère plein bu artisanat bu bootowul ci benn ministère mu toftal ci transformation secteur informel ci xaarandi jawriñ ju bees ci pour mu wax fu muy jaarale mission am RFM di taaj waxtaan wi ci penc mi ana lu ci artisan yi ci seen bopp xalaat ak lu ci seeni digle ana njëriñu formalisation ak naka lu ñuy gunge waa secteur informel bi xaw a ragal lépp lu jëm ci formel ndax taxe ak i impôt rekk lañ ci dégg. Abdoulaye Cissé di dalal monsieur Mamadou Lamine Ba, directeur de l'environnement des affaires ci APIX, agence de promotion de l'investissement et des grands travaux bu État du Sénégal, fego ci waxtaan wi ak monsieur Ali Sow, coordonnateur COPAS di coordination des organisations professionnelles et artisanales du Sénégal. EcoDev ajuma bu ne ci bu 17h10 jotee ci RFM ak Abdoulaye Cissé. jërëjëf Assane Diouf ci wàllu xarala gi mbokk yi ñu am mbégte dellusiwaat ak yéen ci suñu jotaay EcoDev bàkk bi ni mu ko waxee noonu la ñuy duggee ci suñu waxtaan tey fas yéene ko jagleel loo xamante ni xëy na gouvernement bu bees bi am na jéego yu mu ci teg président de la république bëgguñu xuus ci ngir gën a doxal suñu koom-koomu réew bu ñu ne doxal koom-koom bi nag jëm na ci liggéeyu ndaw ñi ndax jamono juñ toll nii loolu mooy li gën a fës ndaw yi ñàkk liggéey ba tax ñu bëri di xelu di wutali bitim réew yaakaare fa tedd ñu bëri yaakaar ni tedd xaj na ci biir réew mi mën naa nekk bu ñu defaraatee toogaay yi gën leen a gindi accompagner leen ñi yor seen liggéey it léeg-léeg ñu saalit ba duñ ci gis seen bopp naka la ñuy def ba ñu gis ci seen bopp ndax li ñuy dem di jël gaal yi léeg-léeg ñu jox la ci profil yoo xamante ne ni ay jàmbur la yu am liggéey léeg-léeg sax ñuy fonctionnaire di ko fi bàyyi di dem wuuti leneen kon liggéey bi ñuy wax mooy liggéey boo xam ne am na yokkute ci nit ki ba mun koo jural njëriñ ñu am mbégte di fi dalal ñi ci gën a yey nag pour waxtaanee ko président Ali Sow COPAS coordination des organisations professionnelles et artisanales du Sénégal Ali maa ngi lay dalal. Abdoulaye ñu ngi lay fay vraiment di kontaan trop ci émission bi di nuyu téléspectateurs yëpp yu ñuy déglu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. ñu wax ni mun ngeen ñu suivre sax ci suñu live Facebook si RFM live ak suñu yeneen plateforme yëpp suñu beneen gan ni ko bàkk bi waxee Mamadou Lamine Bala am na ngant nag wax dëgg fa yàlla ñu nangul ko ndax dafa nekkoon ci liggéey bi fudul ndakaaru mu mayoon ñu pour ñëw bokk kook ñun waaye nag xat-xati ndakaaru moom ku ne xam na ko rawatina nag booy jóge ci dëkk bu nekk ci biti Mamadou Lamine Ba sal yi ngeen nekkoon ci lërub ñetti fan maa ngi lay dalal est-ce que yaa ngi ak ñun au téléphone. waaw maa ngi lay dégg Ablaye. Lamine dañ la may njëkk rek ndax jotaay bi waaw nañuy mayee njëkk la ndax jotaay bi duñ koy faral di defee noonu fii lañ koy faral di taaj waxtaanee ko waaye amoon nga yéene bokk kook ñun ñuy rafetlu it sa teewlu li nga xam ne ni moom la ñuy waxtaanee dafa mel ni ci ngeen jóge yéen ci ñetti fan yii ci fexe ba nit ñi di créer waaye di gis fu ñu leen di gunge ci wàllu accompagnement encadrement mbindu mi est-ce que fës na Sénégalais yi xuus nañu ci wàllu création entreprise formalisation am déet. ah
ñun lu ñu gis ñetti fan yu ñu def lal ñu ñëw andil leen jumtuwaay yu leen di tax ñoom suñu buggee créer entreprise jumtuwaay mu ngi seen dëkk wane nañ ne que service bi su amee seen dëkk nit yi dañuy créer entreprise ci ñetti fan créer nañu lu mat ñetti téeméeru entreprise ak juróom-benn donc loolu wane na suñu xoolee mooy presque lu ñuy créer chaque jour soo nekkee Dakar foo xam ne service bi am na équivalent à peu près 80 à 100 entreprises dañuy créer donc service bi bu ñu ko andee Saly gis nañ ne que lu toll loolu la ñu mën a am donc soo gisee ça veut dire que nit yi c'est pas parce que bëgguñu créer c'est peut-être que fu ñuy créer parfois moo sore ba ñoom duñu mën a créer donc ñun jàngat boobu la ñu am ci suñu ñetti fan yu ñu nekkee Saly ñetti fan la ñu waroon def mais léegi mujj nañ def te ñeentu fan. waaw Modou Lamine Ba def naa autoroute bi la xam naa ne du ñàkk am foo xam ne maa ngi lay dégg de waaw ñu ngi lay dégg dafa amoon dog-dog bu gàtt rek ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi woon si autoroute bi moom mais léegi jege naa Dakar parce que maa ngi ci mais dama ne suñu xoolee si suñu lël bi luñ ci jàng mooy service bi su amee si dëkkuwaay nit yi ñu créer seen i entreprise luy tax ñuy créer duñu créer mooy service bi amul su nekkee il faut nga def 100 kilomètres ou 200 kilomètres pour nga dem créer entreprise loolu du mun a baax le fait que ñun ñu andi la jumtuwaay ñëpp ñuy créer entreprise yóbbu leen foofu noonu ñetti fan wone na ni que nit yi bëgg nañ créer parce que nit yi créer nañ lu tollu ci ñetti téeméeru entreprise. Lamine, est-ce que situation bi nekk créer bi finalité la est-ce que du créer pour créer rek ci ñi nga xam ne nii léeg-léeg nit dana bëgg a yor këyit ne am na entreprise est-ce que am na pérennité maanaam mujj ci ñi nga xam ne dinañu créer léeg-léeg entreprise bi dem na ba dee te musul am activité loolu naka la ñuy def. non xam nga soo xaalee ñun lu ñuy wax su mbir mi ñaari affaire la ñuy wax suñuy liggéey dafa nu ñuy ne formalisation ak nouvelle création suñu demee si taax yi lu ñuy ji formalisation mooy gën a bëri mooy koo xam ne am na atelier menuisier kenn koo xam ne am na cordonnerie kenn koo xam ne am na restaurant mais amuloon woon kayit ñooñu ñu jàppal ni dañuy am ay kayit loolu mooy partie formalisation suñu xoolee si téeméeru entreprise téeméeri nit ñu ñëw xool suñu xoolee bu juróom fukk ak ñaar yëpp presque si ñooñu la ñuy raloo donc dafay fekk ñooñu am nañ seen liggéey ba pare ñu ngi liggéey ay électricien la ñu mais amuñoon kayit bu doon wonee ne que am nañ liggéey loolu benn la maintenant nga gis aussi ay xale ñoo xam ne dañ leen man damaa bëgg yëngu si dara ñooñu la ñuy waxee nouvelle création xam nga si jàngatu création entreprise nit yi luñ ci war a jàng du moo tax création entreprise daa war a bëri parce que mooy wone ni que nit yi xalaat nañ jël en charge seen bopp loolu lañ ci war a jàngat du est que après maintenant il faut ñu am ay jumtukaay léegi ñu leen di gunge si seen bëgg-bëgg boobu si seen pour seen man-man mun a yokku pour seen patrimoine mun a yokku mais aussi surtout kuy créer entreprise mbirum marché la jaay ak jënd la il faut nga am client booy jaay parce que moom soo waxee ne maa ngi liggéeyal sa bopp il faut nga am suba koo xam ne def lay ne man tamit damaa bëgg a jënd loo am ci produit parce que ñaar yi mooy def économie. Lamine da ngay taxaw foofu xam naa ni téléphone du yomb mais nga taxaw tuuti rek parce que bëgg naa Aliou réagir parce que formalisation dafa mel ni ñoom ñii ngeen di waxal ñi nga xam ne dañoo yor seen activité te léeg-léeg ñu leen di bàkkee secteur informel pour formaliser jafe leen lool mais lan la ñuy wax kooku pour mu gis njariñ ci wut këyit. Aliou Sow est-ce que situation boobu décrire na réalité wu artisanat par exemple bu Sénégal ndax bu ñuy wax informel mënuñ cee génnee lépp luy artisanat. waaw Abdoulaye da nga may tuuti rek ma am lu ma wax ma remercier président de la République ndax dégg-dégg bi mu ñu am ba créer ñu ministre plein ndax dialogue national bi may nañu ñaari nit ñu représenté ci artisan yi muy man ak Babacar. waa COPAS jël ñu yóbbu ñu foofu. Babacar ban. Babacar Gaye kon président de la République ñun li ñu tiré ci dialogue bi kon dégg na ko. kon ministère bu bees bi nga xam ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel noonu la tudd. noonu la tudd yéen féetale ngeen ko seen bopp. waaw xam nga ministère boobu bu amee ba pare ba ñu remercier président ci dégg bi mu ñu dégg. ñu dalal nag suñu ministre bu bees bi xam ni COPAS tàllal na ko loxo pour ñu liggéey ndax lëlu nañ ñetti fan. ci Saly pour defar réforme ci chambre de métiers yi
ci APDA ak ci damay bañ boo ne waa COPAS dala nañ ko waa CONAMAS ne ñoom it ñu ngi fii beneen bi xam nga structure artisanale ak organisation professionnelle moom xëy na loolu mooy faiblesse bi sax. déedéet ak APDA ak meuble national xam nga bu ma nee la COPAS. APDA ñoom ay service public lañ. waaw bu ma nee la COPAS. COPAS dafa ëmb lépp. CONAMAS sax mu ngi ci biir. xam nga dañu bëgg vraiment ministère bi am interlocuteur entre moom ak artisan yi. ci li waa ji wax noonu sànq. vraiment Lamine Ba ñu ngi ko ci remercier am na loo ko tontu nee nga ko est-ce que këyit rek la am këyit dëgg la nit ñi dañu war a li président wax loolu la dañu war a formaliser am nañu formaliser mais dafa am lu topp ci formaliser mooy accompagnement bi xam nga président de la république daf fi créer ay agence yu bëri agence yoo xamante ni ay fonds moo fa nekk pour artisans yi pour secteur informel mais kenn mënu ci jot ndax loolu mooy accompagner boo formaliser ba pare il faut nga am lu la accompagner pour nga mën a liggéey mais boo amul lu la accompagner nga formaliser ba pare mais moog zéro ñooyam kon fi ñuy xaar actuellement nii suñu ministre bi mooy vraiment mu ñëw am taxawaay bu mat sëkk ndax président gëm ñu ñun moo tax ci remaniement bi mu créé ci ministre plein sédduñu ko jox lu bëri secteur informel bi ak artisanal kon moom vraiment ñu ngi koy xaar ndax li ko fiy xaar ci secteur bi bari na pour ñu ñëw def ay jéego ndax soo xoolee Abdoulaye mbënn bi boo xoolee ñëpp ñi ngi dem lan moo tax ñuy dem mooy cause bi mais nit ñi fii amatul dara Abdoulaye booy liggéey nga am sa garage mécanicien ñu dégarpiller la nga am sa garage monétisé mënatoo liggéey bu dee da nga am foo loué ñu ñëw loué plus jël ko est-ce que yaa ngi dégg amuloo financement mais noo def. nit ñi dem mécanicien yi projet bi pour Diamniadio la loolu ñu ngi ci quand même. waaw loolu ñu ngi ciy xaar ministre bi ndax 50 hectares moo nekk Diamniadio ñi ngi ci liggéey bi pour ñi nga xamante ni ñoo nekk Dakar ñëpp ñu mën leen yóbbu foofu recaser leen ñi nekk Pikine sax maa ngi leen doon dégg ñuy wax ñoom it mooy Revap ñu ngi Revas pour ñu wax seen problème mu projet bi ñu am foofu il faut état jàppale acteurs yi xam nga mënoo di former. mënoo di former di formaliser te doo accompagnement recasement yi ci la bokk accompagnement financièrement ci la bokk loolu moo téye secteur bi suñu bëggee téye fii xale yi. mais dañu doon faral di yaakaar ni xëy na lu tax du ngeen mën a jot ci financement yi fi nekk boo amul këyit mënuloo ci jot ndax état du liggéey nag ci état du liggéey ak koo xam ne ni xëy na identifié wuñ ko amul ay këyit yi war Mamadou Lamine Ba est-ce que yaa ngi fi toujours. Abdoulaye est-ce que xam nga. est-ce que Lamine Ba mu ngi fii. maa ngi lay déglu waaw maa ngi déglu. Lamine dama bëggoon ci volet boo xam ne xëy na ci volet investissement la parce que APIX c'est vrai dafay traîner loo xam ne nii xëy na li ñu ko bàkkee la agence de la promotion de l'investissement et des grands travaux daanaka grands travaux dafa fës de telle sorte que xëy na ñii taaba yi gisuñu seen bopp ci promotion investissement bi est-ce que ñii seq ngeen ak ñoom ci wàll boobu am déet. non ñu ngi ci xam nga promotion investissement xam nga grand souvent ñun su ñuy wax mooy partie immatérielle bu APIX c'est partie bu ëpp solo parce que soo xoolee dañu am programme bu bees lu ñu oo guichet mobile mooy xam léegi au lieu que ñoom ñu jóg ñëw di ñu seet ci suñuy bureau ñun ñooy ñu fekk leen ñoom fu ñu nekk xoolaat xam na sama naataangoo bi lu mu wax mooy mbirum accompagnement bi xam nga accompagnement soo xoolee artisanat man Ziguinchor laa màggee bu ma nekkoon xale Ziguinchor lu ma marqué woon mooy village artisanal soo fa demee loo bëggoon nga doon am il faut gouvernement bi xalaat xam naa wax na affaire 50 hectares bi parce que il faut entreprise yu am ñu jàppale ñu liggéey ak ñoom d'abord ñu am fu ñuy liggéeyee parce que soo waay artisanat melul comme commerce wala mun nga ko yor sa poche mun nga ko kii nga liggéeyee foo nga am espace boo war a liggéeyee loolu benn aspect boobu noonu ñu ngi siy xalaat commencé nañ si discuter si guichet mobile yi bu ñu waxtaanee ak gars yi gis nañu si bëgg-bëgg artisan yu bëri léegi lan mooy seeni problème mooy dëkkuwaay boo xam ne dañ ko soxla bu ñu mun a def seen liggéey xam nga am 50 hectares peut-être Diamniadio benn loolu mun na régler problème pour ñu gën a structurer mais soo buggee xool ñu ñuy wax mécaniciens yi bijoutiers yi lépp lu artisanat surtout artisanat boo xam ne moo gën a am valeur mooy gën a joxe valeur ajoutée xalaat bu ñu nekk di am léegi mooy nu ñuy liggéeyee ak mairie
pour faire revenir des espaces artisanaux gars yi am seeni quartier boo xam ne foofu la ñuy liggéey parce que soo amee quartier yooyu te am si quartier yi lépp luñ doon wax problème finance mun nañ ko régler parce que day permettre nga am Lamine xam naa maa ngi ñëwaat ci kanam réseau bi daw na fi fu nga toll réseau bi xawul la baax dégg-dégg bi neexul mooy léegi oui oui ñu ngi lay dégg on a des coupures Lamine ñu ngi ñëwaat léegi ci kanam oui Ali Sow Abdoulaye xam nga Lamine mu ngi koy wax di ko répéter Abdoulaye formalisé ci artisanal xam nga mooy lan nga am carte chambre de métier. maintenant loolu benn affaire la il faut que aussi ñu ñëw ci la partie demande il faut que man sénégalais bi wala man consommateur bi su may jënd ma xalaat ni que su ma waree jënd salon su ma jëndee salon bu ñu importé daa mel ni artisan bu nekk Turquie wala Inde laa nekk di dundal mais su ma jëndee salon bu ñu defaree Sénégal naa xam ne ni que sama mbokk bi laa nekk di dundal donc ñaar yi man loolu laa gis day am ay mesures yoo xam ne offre la ak ay mesures yoo xam ne demande la pour mun a suqali artisanat bi. ok ñu ngi ñëw Ali. Abdoulaye xam nga li muy wax léegi ci meublier yi sax mu ngi ñëwaat ndax loolu la ñu wax ci meublier national. commande publique. waaw commande publique nee naa la def nañu Saly 3 jours président de la république moo ko digle ndax ñun ñoo ko doon wax réforme des chambres de métiers. ñu réformer meublier national vraiment ñu gën ko jàppale gën ko dooleel ndax nit ki mënoo ko jox benn quota bi mu koy liggéey te amul moyen de financement loolu. ba léegi accompagnement bi xam nga ni day feeñ foofu. APDA noonu la est-ce que yaa ngi dégg pour mu accompagner artisans yi il faut mu am ay moyens réforme yi ñu def vraiment dañ ciy remercier président di ci remercier nag ministre de l'artisanat bi woon nekk ministre. de la waaw Dame Diop. ndax def nañ liggéey bu am solo ah samedi dimanche lundi mardi mercredi président tas gouvernement bi kon ministre bi ñëw dafa fekk ñu liggéeyal ko lépp ba pare vraiment ñun COPAS. ñi ngi woon ci séminaire bi di liggéey ak ministre Dame Diop mais li ñu fa tenir yëpp ci séminaire bi bëgg nañ vraiment ministre comme ni ñu ko waxee woon Dame balaa ñu ko valider ñun ay partenaire am lañ balaa ñoo valider document bi na ñëw toog ci ak ñun jox ñu suñu échanger xool ndax ñun li ñu waxoon adopté nañ ko ci biir ndax vision bi ñu am actuellement li ñu doon liggéey pour 15 ans la ci kanam kon loolu war nañ ko càmbar bu baax a baax ñuy dalal nag ministre bi di ko wax ni mu ngi ñëw ci secteur am mais liñ koy digal mooy na xam acteurs yi su ñëwee vraiment liñ koy xaar mooy. waaw yéen nag gars yi dañuy yegg si commencé kar ku nekk naan ko man maay légitime xam nga yooyu aussi mooy compliquer mission wu peut-être ministre bu ko ku nekk di bëggee artu xàmmeel ñi nga war a waxal ça veut dire am na ñu rax. ak yooyu ak loolu moo fi mës a nekk aussi ci côté artisan yi. maa ngi nuyu sax président union des chambres de métiers. nekk na xale nekk jàmbaar est-ce que yaa ngi dégg. moom defe naa ni am na loo xamante ni bu ko tegee ci loxo ministre bi dina mën a jàkkaarloo ak. chambre de métier dafa doyuloon rek ci nekk interlocuteur ba ngeen créer aussi COPAS ak leneen ak leneen. waaw xam nga chambre de métier. ñun ñoo ko moom. mais dafa nekk lii boo xamante ni dafa dépendre ci état ndax ñoom président union mooy seen patron. président union directeur de l'artisanat mooy patron directeur de l'artisanat ministre mooy patron. yéenay fal quand même ñun ñooy fal mais am na loo xam ne ñoom mënuñu ko wax ñoom mënuñu ko porter ñun ñooy acteurs yi ñun ñooy wàcc ci suuf tey xoolal problème mu 35 milliards yooyu ñu doon wax pour dimbali ko artisans yi ci Covid bi mais da nga ciy ruus man bëggatuma toog ci plateau sax di wax ci 35 milliards day mel ni xaalis boobu lañ soxla ñun développement secteur bi lañ soxla mais xoolal nit mais xam nga loolu moo dabu waxtaan bi parce que séddale ñoo xam ne nii xëy na ba ñu waree identifier leen yàgg na bis boo demee bay war a séddale te xàmmee woo leen problème am na. non xàmmee sax yooyu yëpp problème la ci. xàmmee sax am na ndax chambre de métier yi nekk ci Sénégal soo xoolee recensement bi nga xam ne def nañ ko yaa ngi dégg 4823 personnes. mais ñooñu. lu tuuti la ci li nga xam ne ni mooy artisan c'est-à-dire ñi binduwul ñi bokkul ñoo ëpp sax ñi nga xam ne bindu nañ. loolu moo tax. waaw moo tax nag boo ko bëggee yemale ci foofu rek. xoola gars yi génn ils vont sortir du bois wax la ni mais ñun ay artisan la ñu nangam. moo tax donc formalisation bi xëy na. définitivement baax na ñëpp dox ci. ñu mën a identifier ñi nekk ci secteur yëpp
lu neex di am ñu xàmmee leen lu naqari di am ñu amoon leen a xàmmee aussi. waaw moo tax COPAS taxaw xam nga COPAS dafa dugg ci ruq-ruqaat yëpp. rassembler artisans yëpp pour ministère bi ak président union am interlocuteur entre moom ak ñun xam nga ñun ñooy nekk ci terrain bi mooy li ma lay wax rek artisans yi dañu war a xam lan mooy chambre de métier ndax carte chambre de métier artisan bu nekk jënd ko 10 000 francs loolu defe naa ni xaalis la. kon artisans yi dañu xamul lan mooy chambre de métier. defe naa ni ci lëlu boobu ñu lëlu woon toog waxtaan ci am na lu bëri luñ ci tiiree ndax vraiment gëm naa ni li ñu fa liggéey buñ ko génnee ci 15 ans yi artisanal dina développé ci kaw lenn nag mu am ñoo xam dañu am ay volonté xam nga président lenn rek la mën fal ay nit mais ñooñu ñoo war a vraiment jàppale président ndax dem bi xale yi di dem ci géej gi neexul kenn mais li leen di toogloo jox na leen jumtukaay yi agence yi fi nekk vraiment nañ ñu dimbali. président dafa def ay milliards pour ñu financer secteur informel secteur artisanal bi mais dañuy déposer ay projet bay sonn kenn du leen financer projet bi dañ koy jëm yemale ko ci politiciens yi si seen i nit. est-ce que yaa ngi dégg nañu bàyyi loolu bu ñu bëggee développer réew mi ndaw yi toog ci réew mi ndaw yi liggéey xaalisu liggéeykaay bi yëpp président créé na ay agence mais munoo dem ci benn organisation professionnelle mu ne la sama membre yi bénéficié nañ ci agence bi te ñu teg agence yi pour ñun. mais loolu fan la Sénégal jëm fay nekk moo dul ruus ba ñëw ci nga xam ne ñoo ko yittewoo. non du ci ñëw loolu président war na ci wax ak secteur bi problème de financement la amul leneen bu ñu leen financer rek xale yi toog fi mën a liggéey. financement yi lan la da ngeen a mënul yegg ci banques yi wala ay institution spécifique la yoo xam ne ni ñoom ñu ngi bëgg ñu accompagner secteur artisanat bi. non xam nga am na même bu dee banques yi wala lu mu mënti doon banque am na garantie yoo xam ne da koy laaj. mais am na ñoo xam ne amuñu garantie yooyu kon état moo war a nekk garantie bi est-ce que yaa ngi dégg état bu soxlaa ay doomam bëgg ñu toog ci réew mi liggéey li am ni temps yi passé neexul kenn ay xale di dem di dee ci géej gi mais loolu dañu découragé fii da nga doon nekk ak sa patron ngeen di liggéey nga ñee ko di ko xool mu am ay kër am ay oto est-ce que yaa ngi dégg am ay soxna mais léegi da ngay xool sa patron sax doo ko ñee kon nooy jàngee métier mais da ngay dem sa yoon nañ ñu dimbali président de la république ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax vraiment dooleel na artisanat. ci programme yooyu pourtant ci wàllu apprentissage boobu nga wax PEJA mu ngi fii 32 milliards la ak lu teg pour accompagner non seulement maître apprentissage ak ñi nga xam ne ñi ñoo toll ci jàngum métier. waaw PEJA bi sax ñu ngi nuyu ministre bi di nuyu directeur bi ndax projet la bu am importance projet 30 milliards la pour certifier yaa ngi dégg apprenti ak chef d'entreprise yi. pour certifier leen. pour former leen gis nga xale yooyu ñoom lañ soxla ëllëg dañ ñëwoon ci 7000 personnes yi dañ ciy recruter 3000 personnes muy ay xale yoo xam ne dañoo bëgg ñu xarañ pour suba ñoom ñooy nekk avenir réew mi dem nañ ba toog ak ministre nee na jarul sax am na yenn façon sélection yi ñu koy def xam nga nan lañ fas yéene sélectionné dañoo war a fekk koo xamante ni dafa ku pare la quoi nga xam ni soo ko bëmëxee mu dem ñu jàppale ko pour mu dem ndax Sénégal dafa soxla loolu quoi. métier bi mi ngi bëgg a ruus ci secteur yëpp nit ñi amatuñ ci yaakaar ñëpp dañuy ñëw ñu bëri ci problème jaay kon ñi nga xam ne ñoom le président jox ndombay tànk yi ñu war a dimbali artisan yi nañ leen di dimbali quoi. Lamine Ba oh dommage est-ce que Mamadou Lamine Ba mën na dugg si waat parce que on était en plein ci environnement des affaires ci ni ko Ali Sow waxee léegi ci li nga xam ne ni mooy seen gàllankoor ci yor métier am mën-mën te xëy na peut-être que nit ñi jàpp ñu ci yokku ñu ci Ali en attendant Lamine Ba di ñëw. ci wàllu artisan yi ci seen bopp. lan lañ yaakaar ni mooy seen wàll ci plan yi nga xam ne président la joxe na ko xam nga daf mel ni dañoo wékk lu bëri ci mbay mi. gis nga ko mbay mi la ñu yaakaar pour mu relever croissance bi. ministre de l'économie bu daan wax fan yii danaa ñu ngi xaar résultats yi war a jóge ci mbay mi. pour ñu yéegalaat croissance bi un peu. lan nga yaakaar ne artisanat corps de métier yëpp bu ñu ko taxawoo. lan mooy wàllam ci xeex ñàkkum liggéey bi. ak yokk développement ci réew mi. xam nga artisanat. dama yaakaar ni li tax président comprendre ba dooleel ko artisanal mënoo wax mbay nga commencé ko ba mu jeex te waxoo artisanal du machine yi koy bay. du bu paree. mais gis nga machine yi tamit lu bari dañuy indi ji sax ay machine mën na luñ mën a defaree fii. mënoo wax napp. gaal gi machine bi ba ci mbaal mi li koy defar yëpp artisanal la. yaa ngi dégg mënoo wax ci sàmm ndax boo nee nag est-ce que yaa ngi dégg.
li koy jumtukaay yi koy sàmm léegi sax bu ñëwee ñu rey ko seeraas. ñu ngi industrialiser gaal yi léegi gaal fibre de fer yi bon xëy na peut-être am nay loxo yu koy defar. même bu ko loxo defaree dafa am ay machine machines yi ay moteur la ñun ñoo koy defar kon loolu lu am importance la mais xam nga sànq dañuy waxtaan lu am importance xam nga SENAS mooy patronat bu artisanal. xam nga président de la république bu ñu bëggee dimbali dëgg pour ñu développer mais président voyage yi muy voyage mais dafay jël ay patronat yoo xamante ni ñooñu pare nañ mu jël leen di leen yóbbu ñu am ay partenaires mais président de la république dafa war a jël ci partenaire yoo xam ne comme ay finance partenaire xam nga ndax ñoom ñooy finance moo yor patronat bu artisanal mais ñooñu boo leen yóbboo ñu am ay partenaires mécaniciens yi nekk fii am partenaire fële yaa ngi dégg menuisiers yi am ay partenaires loolu mooy développer réew mi mais président mënul jël comme patronat yu mag yi fi nekk buy dem voyage ànd ak ñoom bu ñu ñëwee rek xam nga ñooñu seen affaire baax na ba pare. xëy na ni ñuy doxalee ñooñu li ñu am aussi day ruus dem ci yeneen yi parce que dina am sous-traitance ak yooyu loolu moo tax xëy na mu ñuy voyager comme le font tous les autres pays mais mënuñu voyager ak ñi nga xam ne yëpp ay njaatige liggéeykat lañu ci biir réew mi. xam nga réew mi. dañu war a boole ci lépp dama ne ci ñooñu président di yóbbu. yéen gisoo leen seen bopp ci organisation patronale yi taxaw muy. chambre de commerce chambre de métier ak leneen ak leneen. non ñun ci Sénat ñun yaakaaroon ne ñooñu représenté nañu leen. non ñun am nañ patronat léegi mooy Sénat. est-ce que yaa ngi dégg nañu président de la république jàppale. voyage yi muy def di yóbbu homme d'affaires yi na leen yóbbu ñun président dafa war a am chargé de mission boo xam ni secteur artisanal la mais ministère yi dañu war a am ci ñoo xamante ni est-ce que yaa ngi dégg lu mu la wax nii ci artisanal la même ministère bu bees bii ñu defar nii mais partenariat la ak ñun. ministère mënoo jël ay techniciens rek di jël ñu jàng rek déedéet il faut ñu def ñu ay partenaires dugal ñu ci biir pour liggéey bi gën a mën a yomb président de la république ñu ngi koy waxaat def na lépp nag pour artisanal mais nag na wax ñi yor jumtukaay yi nañu jàppale artisans yi jàppale secteur informel bi. est-ce que xam nga secteur informel bi recensement ANSD. 96,4. yaa ngi dégg lu ma la. oui. lañ généraliser yaa ngi dégg lu ci secteur informel 42,4 ñoom ñëpp ay jigéen lañ. kon secteur bi dañ leen war a jàppale. ANSD recensement bi mu def ci entreprise artisanale yi mais 77,3 la kon ñun xam nañ li ñuy peser ci réew mi mais nañ ñu jàppale te nag COPAS vraiment taxaw na taxawaay boo xam ne ci artisanal. yàggul a taxaw amagul 1 an mais taxawaay na am na taxawaay bu am solo ndax lépp loo xamante ni jëriñatul artisan yi dafay taxaw mu xeex ko ndax loolu moo tax a taxaw COPAS ndax suñu xoolee métier yu bare ñoo am ci Sénégal mais métier yëpp su développé defe naa ni kenn dootul tal di dem ci ay géej ndax nit ñi dañuy toog fii liggéey ndax kuy liggéey di gagné doo dem képp koo xam ne liggéey nga ba wàcc. am loo jox sa waa kër defe naa ni kooku du xalaat dem géej gi mais koo xam ne day wàcc seen kër du fa fekk lekk du fa fekk naan koo xam ne day wàcc seen kër di fa fekk ordonnance du ko mën jënd mais xoolal ouverture des classes yi mais ñaata artisan ñoo fi nekk yoo xamante ni seen i doom demaguñu sax école waxuma la inscrire mais demaguñu école xam nga lu tax mais amuñu ay moyens feebar bi ñëw na dal si amuñu benn moyen kon ñi nga xamante ni ñoom la président jox agence yi ndimbal ba ñu waxoon ba léegi dafa yeggseegul ci ñu ko yeeyoo. non ndimbal bi c'est que boo gisee bu may toogati sax ay waaw mais nañ ko wax une dernière fois. waaw yeggseegul ba léegi. waaw dinaa ci wax tey dootuma ci waxati. ndax soo ci wax sax day mel ni xaalis moo la intéressé mais ñun dañu nekk ay nit ñoo xamante ni ñun ñooy wàcc ci suuf ci base bi ñun ñooy recenser artisans yi ñun lañ xam nga man ak ni ma mel ak COPAS ñi ma fa gis ñëpp ma wàcc dem recenser ay artisans. ñu wax ni xaalis bi nit ñi dinañ ci jot boobu ba léegi am ay weer kenn mënu ci jot te pourtant président li mu joxe da ko joxe secteur transport joxe ko ci yeneen secteurs yëpp ñëpp jot seen xaalis mais yow ñi nga xamante ni artisans yi chaque jour dañ lay poser question bi dinaan la xaalis fan la toll mais président de la république na gaaw ci loolu artisans yi moom moo leen ko jagleeloon moo leen ko wax na leen ko jox. artisans yi ñi ngi xaar loolu chaque jour ñu ngi ci yuuxu man dem naa ba nga xamante ni képp ku la poser question ci xaalis bi
da nga ciy noppi ndax doo am loo ci wax kon président de la république moom mi nga xamante ni moom moo xooloon xam ni war nañoo dimbale lii ci feebar bi léegi affaire bi mu ngi ci loxoom quoi ministre bu bees bi nag wax naa la dossiers yi ko fiy xaar bëri na trop. waaw te nekk nañ partenaire am nag pour jàppale ko ndax ñun ñoo laaj ministère bi COPAS moo toog waxtaan ñu wax ko ci télé yi wax ko ci rajo yi ñun ñu dem ci dialogue national bi wax leen ni dañu war a am ministre plein kon dialogue bi li fa génnee ñi fa ñëpp bénéfice ñu bénéfice nañ noonu ndax président dégg nañu defal nañu loolu kon ministre dossier yi ko fi xaar moo bari ñu ngi koy ñaan nag gis nga bu yegsee li mu war a def mooy jëkk toog ak acteurs yi ndax ministre Dame. déggagoo leen ko. ministre Dame déggagoo leen ko. waaw ministre Dame dégg ngeen ko wala déggagoo non leen ko déggaguñ ko. ministre Dame Diop. vraiment dafa yéex a toog ak artisan yi ndax dafa leen ragal ndax dafa am lu ñu koy wax ci artisan yi ba tax nga leen di moytu mais artisan yi nekk nañ ay nit yoo xamante ni dañoo nangoo liggéey kenn musul gis désordre am ci dëkk bi ñu ne artisan yi la dañ leen a yar ndax jàng bi ñu jàng métier am na loo xam ne xamuñu ko kon ministre bi ñu ngi koy ñaan li tax président jox ko lii muy mu teel a ñëw def lu gaaw nag am na fi ay partenaires ñu ngi koy xaar jox ko loxo pour ñu ànd mën a liggéey. jërëjëf waroon nañu ànd ci waxtaan wi ak Mamadou Lamine Ba directeur environnement des affaires bu APIX ci njëlbeen sax duggoon na ak ñun ci téléphone bi waaye mu nekk ci xat-xat ci yoon bi du ñàkk danañ dellu siwaat beneen yoon waxtaanee environnement des affaires gën koo yaatal ndax du artisan yi rek la yitteel. soxal na ñëpp rawatina wàllu investissement formalisation bi ñu doon waxtaanee am na loo xam ne nii wax nañu ko ci njariñ li nga xam ne nii moo ci nekk yéen artisans yi it ngeen ciy xuus Ali ñu ngi lay gërëm bu baax di wax ni yaay président yaay coordonnateur COPAS. coordination des organisations professionnelles artisanales du Sénégal nekk subsidiairement it président bu REVAS réseau des naka regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal des vrais artisans xam naa faux artisans yi ñoom des vrais artisans de l'automobile ñu ngi lay gërëm bu baax. waaw Abdoulaye maa ngi lay sant vraiment di sant waa COPAS yi may déglu yëpp ak artisans yëpp di wax ministre bi daal ñu ngi koy xaar. vraiment dégg na seen waaw ñu ngi koy xaar bu baax. jërëjëf merci àjjuma bi di ñëw incha allah beneen jotaay ECODEV jërëjëf Assane Diouf. RFM, bienvenue chez vous. Jaajëfati ce grand peuple sénégambien. Je vous salue partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Asie, dans le monde. Partout dans le monde. Ma Père Ouza, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi 13 novembre, à partir de 19h, dans l'émission La Maison Kërgi. À la RFM, avec le maestro DJ Sidat. Aussi en direct, dans www.rfm.sn. Surtout, ne l'arrêtez pas.